bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki waa réew mi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen ziyaar bu baax ci weer wu tedd wi ñu nekk te di leen balwaaq dafa am kàddu yu ñu bëgg a yëkkati jëme ko ci li nga xam ne moom la président de la république wax démb ñu déglu ko mu jël ay dogal ci ubbi jumaa yi boole ko it ak ay matuwaay yoo xam ne dañ koy jël am na nag ay dogal yoo xam ne jël na ko ñu ànd ci am na ci yoo xam ne jël na ko ànduñu ci loolu moom noonu la am réew di doxee wax na ne nit ñi dinañu mën di dox ba 21h diggante 21h ba 5h du matin ci la ñuy def couvre-feu yooyu yëpp baax na ci gàttal ñun ñaawluwuñu ci ay kàddoom dara lañ ci ñaawluwul dafa fekk nag ne même boo d'accordul ak moom 100% it booy critique positive ak constructive rek ngay def ndax masque yi nga xam ne moom la tailleur yi di confectionner ak ñu bari ñun gisuñu utilité bi parce que masque yi quand même dafa am norme yoo xam ne moom la war a respecter pour mën a dimbali nit ki buñ pexe moomu amul it ba tey baax na initiative yi nga xam ne nit ñi jël nañ ko ci di créer ay gel di yooyu yëpp baax na ndax mbir bu xewee ci am réew kenn ku ne na nga ca mën a jàppee nga jàppee ci noonu am na solo bon am na nag ñoo xam ne li xew neexu leen mooy particulièrement ubbi jàkka yi ak ubbi jumaa yi loolu waxtaan la rek ndax am na ñu d'accordul woon ci tëj gi dañ waxoon ne buñ leen tëj nañ fexe ba nit ñi di julli waaye nañu defar doxalin bi ba mu mën a sàmmonte ak yelleefu doomu aadama yi ñun loolu moo nekkoon sunu position gis nañu marché yi ni mu doxee gis nañu ak yeneen place yoo xam ne moo ëpp li muy jël ci ay nit jàkka yi ak jumaa yi gis nañu itam position bi Touba taxawee Touba dañoo aménager seeni jàkka ak seeni jumaa fexe ba indi distance su 1 mètre wàññi ko minimum ci ñi nga xam ne yenn ci jàkka yeeg jumaa yi mooy ñë fay liggéeyee loolu nekkul loo xam ne bi ko Touba di def dafa xëccoo ak état wala ñu juyoo wala ñu xuuloo état dafa jël ay xalaat yóbbu ko Touba jël xalaat yooyu déglu ko ba noppi doxee ca la nga xam ne jàpp na ne dana mën a ànd ak sàmm diine kon mooy ñu wax mbooloo mi ne ñuy jullee ci seeni kër te ñiy saytu jàkka yeeg jumaa yi di ci jullee ñi xamul ñooy indi ay coow yu bari ci lu mel noonu am na ñoo xam ne ñoom dañu jël responsabilité tëj seeni jàkka complètement ak seeni juma wax ne kat ci hadiis bu wér tawat suy wàlle bu amee yu mel noonu yonent bi mayee na ko ñoom ñëpp wax nañu dëgg waaye kenn ku ne sañ nga wax ne lii moom laa bëgg lii moom a gënal am na ñoo xam ne dañuy def ay articles yoo xam ne da ngay yëg ne seeni tur rekk mooy nuru turu nit mooy nuru sax ne kii ak njullit mi ngi ci moom te du la sax wóorati parce que ay taalkatu réew lañu en réalité dañuy ñi ay nit lañ yoo xam ne buñ leen doon déglu ba léegi réew mi tàkk na waaye nag tubaab la ñuy bind te ñu ci bari sax dégguñu tubaab faf mu noppale ci fond wu problème bi nga xam ne moo tax Macky Sall def intervention le 11 mai
comme par hasard jour bi France di def déconfinement France dañu choisir le 11 mai automatiquement site yi nga xam ne ay site juif lañu ñoom ñëpp dañoo manifester seen mbég parce que le 11 mai dafay bis boo xam ne ci yahuud yi bisu mbég la ak génn ci ay tawat. Pourquoi France choisir le 11 mai? C'est un calendrier, c'est un agenda. Macky Sall waxoon ne day wax ak waa Sénégal le 12 mai génnaat ci wax le 11 mai à 20h. Alléger mesures yi nga xam ne moom la jël wax ak waa Sénégal. Est-ce que ci logique agenda boobu ci la ne man boog sama gis-gis mooy waaw ci logique agenda boobu la nekk te dinañ ci dëkk ci ay yeneen leeral pour wane ne jotewul ak décision wu ubbi jàkka yeeg jumaa yi dara luy mel ni dafa am pression bu jóge ci sëriñ si ñëw ci moom. Babacar Justin Diagne dafa bind un article wax ne mi ngi ko intitulé l'État recule, la maladie avance sur un boulevard. Wax ne président de la République dañ ko jox matuwaay yépp pour situation bii ñu nekk nga xam ne on est en guerre mu mën saa bu soxlaa jël dogal mu jël ko te du aajowoo muy seet kenn wala muy am gàllankoor ci kenn. Loolu président doxee na ci sagoom jël na ay dogal yam jàpp ne mooy dogal ya gën moom moo xam confiance bi sénégalais yi am ci moom ba fal ko nan la koy jëfandikoo ci situation de crise. Loolu gis nañ mesures yi mu jël ndax efficace na wala efficaceul loolu sénégalais yépp dégg nañ ci seen bët. Gis nañu ne am na ci coin yoo xam ne dëgg-dëgg feebar bi reculé wu fa. Seetlu nañu ne bu fekkee Touba moo tax ñuy wax Touba ñoom seen position bi ñu campé woon ba ñu demee ba am 0 cas fekkoon na ñuy julli musuñu arrêté tëj jàkka yi ak jumaa yi boobu ñu ngi julli bi ñu demee ba am 0 cas ba médecin yi déclaré ko ñu wëlbatiku wax ne waa Touba nañu def attention ci dem ak dikk bi parce que gis nañu ne am na ñuy organiser clandestinement ay dem ak dikk. Gannaaw gi ñu déclaré waat cas communautaire ci biir Touba et puis wax ne mi ngi yokku par hasard Médina Gounass décidé ne ñoom dañuy ubbi seeni jàkk ak seen juma semaine ba ca topp ñu ne am nañu 30 et quelques cas. Médina Baye julli nañu Léona Niassène julli problème am par hasard ci jumaay Léona Niassène ñetti fan après président de la République wax donc moom mu wax ne président dogal yi mu jël mi ngi ko jël ci pression boo xam ne mi ngi jóge ci sëriñ si nga xam ne dañoo làqu ci ay suufu xubba ak i sooroor mel ni ñuy fetalante ak boroom réew mi ba boroom réew mi jël ay ngànnaayam denc. Kon état moom deltu na ginnaaw téye na ay ngànnaayam xeexatul ak tawat si bàyyee na ko réew mi ndax kilifay diine yi ñoom ñoo ko teg pression ba loolu am. Gis nga danger bi ci sunu journaliste yi nga xam ne saa bu ñu yëkkatee seen xalima nga yëg ne bégguñu ndax ak kéefër rekk lañu bëgg mu dox te it seen xalima yi dañ cee capp daajoo xam ne xaalis bi koy jënd
buy xeex diine la ci yu mel nii rek nga koy xamee parce que président de la république Macky Sall amul ci biir magistère am ci ñaari mandat yi mu am fenn fu ñu wonee ni day céder à la pression de qui que ce soit parce que président de la république bu doon céder ci pression kon duñ ko ñaan njekk te ay kilifa diine toog nañu ouvertement wax ne ñaan nañu ko njekk ci mbiru diw sàngam te yoonam nekku ca taxul mu céder amul fenn foo Macky Sall lépp lu masa wax ne dina ko def na ko nim ko waxee. Bien au contraire nous avons un président boo xam ne loolu moom bu doon luñ koy sikkalee la ne bu lu ko kilifa diine yi wax mu def ko déedéet loolu kenn mënu koo sikkalee Macky Sall. Macky Sall wéyul ci ndigalu benn kilifa diine seddewul ci pression wu benn kilifa diine c'est pas vrai du guddi du bëccëg kilifa diine yi ba ñu tàmbalee wax lañu wax ñoom ñëpp dañ caa déggoo di coowoo nag ci seen biir muy ustaas yeeg yooyu mais kenn ci ñoom adressé wul directement au président de la république ne ko lii nga def dafa ñaaw wala dafa bon wala mu xas ko wala mu dal ci kawam wala sax ñu wax ne gise nañu te kooka bégul wala nangam y a pas de pression. Touba ci li ñu ne dañ caa nekk xaaruñ ci kenn woowuñ ci kenn yeneen dëkk yi nga xam ne ay dëkku diine lañ ne dañ caa ne xaaruñ ci kenn woowuñ ci kenn mais ñoom ñëpp ci dëgg lañu ne ñi tëj sañ nañu ko ndax am na ci dalil yu wér yuñ ko teg ñi tijji sañ nañu ko ndax am nañ ci dalil yu wér yuñ ko teg mais président bu waxee ne tijji naa jàkka yi ak jumaa yi c'est juste symbolique tey yorul caabi benn jàkka wala yorul caabi benn jumaa ña yëg ne mën nañoo respecter mesures yi bu ñu tijjee xayrun bu ñu tijjiwul ci seeni responsabilité la ne loolu ñoom ñoo koy def état li mën mooy superviser defin bi waaye état yorul caabi benn jàkka wala yorul caabi benn jumaa kon pression boobu ñuy wax ne état daf ko subir ba reculer loolu amul c'est pas possible. Communiqué bi église bi def wax ne ñoom dañuy prudent mais prudence boobu moom la ñu digal jàkka yépp su église suñu ubbee l'église dimanche la ñuy jàng seen messe yooyu bu fekkee ñoom dañ koy def le dimanche ak mesures yi xayrun buñ ko deful ak mesures yi du mën a nekk loolu état sax da ciy intervenir kon mesures yi jàkka yi ak jumaa yi ak église yi ñoo ci yem képp mais amul benn pression boo xam ne buy wone ne l'état sénégalais dafa deltu ginnaaw wala mu dem ba ragal parce que sëriñ si dañ ko teg ay pression mu mel ni nag waxaale na ci biir ne sëriñ si maanaam lépp luñ bëgg dañuy teg état pression ba état def loolu te ëllëg bu musiba amoon ñoom sëriñ soosu kenn du leen laaj ay compte ndax faluñu leen démocratiquement ñun ñii di fal démocratiquement ay président ak i ministre ak i député ñun la soob ci sunu biir xol ak sunu liberté kenn ku nekk yëg ne bëgg nga kilifa nga dem seet këru diine bala neex nga aju ca man sama sëriñ moo ma gënal fuuf junniy président de la république ak juróom-ñaar jëfe sama ndigalu sëriñ sans contrainte rekk laa gëm ne moom mën naa nekk ak donte la may digal neexuma waaye xam naa ni mooy la gën ci man confiance boobu amuma ko ci président amuma ko ci ministre amuma ko ci député amuma ko ci kenn ndax sama sëriñ mën na maa digal lu ma neexul waaw parce que mën na ma digal lu neexul sama bakkan te dama ko wóolu sama diggante ak sama borom ba xam naa ni bu fekkee lépp lu may digal day doon lu neex sama bakkan rek dana ma sànk kon mën naa juyoog sama bànneexu bakkan ndax ñoon yooyu dañ koo am muy bànneex ak bakkan ak àddina ak seytaane
sa sëriñ nag mën na laa digal loo xam ne ñeent ñooñu duñ ci bëgg ñu manifesté wu te dañuy nekk ci yow waaye amul benn pression boo xam ne mën naa tax état jàpp ne légitimité bi sëriñ si am te mu bàyyeekoo ci yàlla jaar ci yonent bi jaar ci borom tariqa yi ñëw ci ñoom loolu war naa mën a nekk problème diggante état ak sëriñ si bien au contraire